di benn waxtu jot ca aéroport bu Diass ñu di ko yéen ci xibaar yi. El Hadj Ndiogou Diène. li ci gën a fës ci tànkee gu rëy amoon tey ca aéroport Blaise Diagne bu Diass benn avion bu Ethiopian Airlines le réacteur ba takk waaye yàlla def na sutura ba pilote ba mujjee wëlbatiku ci jàmm deret manqué ca Fouta béréb bu fajukaay ya soxla deret ngir nag mën a sauver bakken foofu la ca diwaan ga mbirum ndam si yàlla Alkali Cissé kuréel gi di Horizon Sans Frontières di ñaawlu yu Arabie Saoudite nag bañ ñu indi néew bi Sénégal ndax bor bi taxaw ñu tëj ko kaso ñu ñaan nguur gi taxaw ci temb ngir mbir mi lijjantiku waa PS di amal seen ndaje bu njëkk gannaaw bi ñu daje Ousmane Tanor Dieng ba noppi muy nag ndaje bu am solo ci ëllëgu parti bi ndam si yàlla si jiite woon na xibaaru bitim réew Ajaratu Binta Diallo lañ ci ànd Ajaratu ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax xalaat di Ndiogou Diène tension politique am ca Guinée ak ca Mali opposition bi di woote ca Conakry manifester ngir bañ troisième mandat pour président Condé ca Bamako opposition bi dafa lànk bokk ci ndorteelu dialogue politique ba démb fekk ci Afrique du Sud doom la ci ka fa nekkoon président Jacob Zuma da doon jàkkaarloo ak commission d'enquête dañ koo tudd ci wàllu guerre. ba ci kanam Ajaratu ngir yaatal gi buñ ci noppee Malal Junior Diagne ñaanal ci tàggat yaram Diagne maa ngi laa nuyu. maa ngi la fay El Hadj Ndiogou. loo indi. daanu waxtaanee gaynde Sénégal yi football yi mag yi yegg ci bëccëgub tey gi foofee ca Singapour ngir fas yéene fa laale ak waa Brésil bis ni gannaaw ëllëg. tournoi UFOA ci ngoonub tey gi danañu tàmbali demi-finale yi Côte d'Ivoire moo ca war a jongante ak Ghana tennis itam deesu ko waxtaanee ak tournoi international bu ñu jagleel ay ndaw war a am fii ci Dakar. ba ci kanam ci yaatal gi bu ci noppee teg ci reportage yi ñu jagleel 18 safar di màggal gi tey ñu waxtaan ko wàccaayu màggal gi ca diwaanu Kédougou li ci yéene kaay yi ji xel ak gis ñu waxtaan tey wàllu retraite yi Sénégal mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne studio ñu ci ay faram-fàcce. Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru digg bëccëg gi door ko ak musiba bu naroon am tey ca aéroport international Blaise Diagne bu Diass réacteur bu ab avion bu compagnie Ethiopian Airlines moo daal di tàkk gannaaw bi avion bi daal di woon décollé waaye nag ci mujjantal ga ki yor avion bi mujj nag wëlbatiku ba daal di tegu ci jàmm kenn amu ci gaañu Koumba Sagnane Faye. vol 908 bu compagnie Ethiopian Airlines ay simili gannaaw ba mu décollé ci tarmac bu AIBD genn wet ga di tàq mu jur ci taay gu rëy ci juróom-ñeent fukk passager yi newoon ci biir pilote bi ko doon dawal gannaaw ay pexem mujjee wàññeeku Abdou Khadre Ndongo ñu gën ko xam ci turu Jili CSB newoon ci biir. vol bi mu décollé il y a 5 minutes après am benn bruit ci côté droite bi dafa jëloon benn feu daal dafa doon tàkk ñun ñëpp ci loolu ndax xawoon naa kéemaane loolu daal wax dëgg yàlla sant yàlla bi yàlla dogalee ñu mucc ci jàmm kéemaane woon na loolu daal pilote bi li mu jot a wax moom mooy doon na wax gars yi wax ko pour mën a atterrir mais bi muy woote nag dafa mel ni taxul woon mu jot gars yi nekkoon ci tour de contrôle bi mais après finalement moom def nay pexe ba atterrir ko ci jàmm daal. titange gën fa bëri yàqu-yàqu yi lépp la ca waroon ngir fay lakk-lakk googee ñu def ko Tidiane Tamba doon chef département relations publiques ak communication bu AIBD di dalal xel yi. ginnaaw bu ñu informé incident bi nga xamante ne am na ak compagnie boobule ci li nga xamante ne moo di plan d'urgence bi ñuy activé ko ci lu gaaw am nag liggéey bu am solo bi nga xamante ne jot nañ ko am diggante ñun suñu équipe yi équipe sapeur pompier yi ak équipe secouriste yi si suuf ngir ñu mën a jàppale yi nga xamante ne ñoo di ñu nekk si vol boobu te yàlla may nañu amul benn jafe-jafe avion bi tegu na si jàmm passagers yi nga xamante ñu ngi foofu ñoom ñëpp ñuy wax ak yéen ñu ngi si salle d'embarquement aéroport Dakar Blaise Diagne li nga xamante ni moo di opération décollage atterrissage piste bi amul benn jafe-jafe avion yi waroon wàcc waroon jóge Dakar ñu ngi di dem di dikk. kilifa gi di xamle ne mbir moomee ngi ci suñu ginnaaw ana lan moo war a mën a indi boobu lépp tàq-tàq daalaale ak mbirum technique am leneen Tidiane Tamba bëggu ci sori lool. Koumba Sagnane Faye dellu wax ci mbirum Alkali Cissé moom doomu Sénégal boobu ne woon fi député nga xam te ne dimanche ba la ñu weesu la génn àdduna ci Arabie Saoudite moom nag néewam ñuy laam-laame ne soo moytuwul foofa lañ koy denc ci Arabie Saoudite ca Médine ndaxte boru ñetti milliards boo xam te ne amoon ak waaye taxoon sañ tëj ko fa kaso ba ni mu génnee àdduna Horizon Sans Frontières di kuréel guy xeex wàllu ñi nga dem ak migration di tukki di koy naqarlu ñu gis nag dafa mel ni dañuy tëj nit ki bu deewee tamit ñu téye néewam di loo xam te nag sàkku nañ ci nguur gi mu taxaw ci wala ci fulak ak fayda ñu mën a indi néew bi fii ci Sénégal Boubacar Seye njiitu Horizon Sans Frontières doon janoog taskati xibaar tey ji ñu déglu ko ci micro Salimata. mbirum Alkali Cissé je crois que c'est une occasion tey ñu relancer waat le débat sur la protection juridique diplomatique sénégalais yi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw parce que Alkali Cissé ñu tëj ko ba yàlla moom ko ñu téyewaat néew bi loolu man xaw ma nu ma koy qualifier horreur honte kenn mu xamul lii lan la
te pourtant beneen dëkk mënoon na ko def bu dul Arabie Saoudite parce que li ñu seq ak Arabie Saoudite dafa bëri moo tax nag état du Sénégal je crois que lii ñun ñu ci interpeller l'opinion nationale et internationale lii moom kenn mësu koo gis fenn te ab néew ni tànk joxe woo ay koppar yu takku ci tel duñ la delloo néew bi lii nag je crois que damay ragal ni daal ñàkk de fermeté l'état du Sénégal donc sur ce dossier là daal am na faillite sur ce dossier là damay wax ni échec taxaw la parce que lii c'est l'échec manifeste politique migratoire ak taxaw doomu Sénégal yi nekk bitim réew. mu nekkoon Boubacar Seye jiite kuréel gi di ONG Horizon Sans Frontières dem ba ca diwaanu Matam foofa nag ñàkkum deret la ñu nemmeeku ca bërëbu fajukaay rawatina ca l'hôpital bu Ourossogui tax nag ba ñu am jafe-jafe ngir mën a toppatoo ñi di urgence yi di loo xamante ne nag tax na ba ñi nga xamante ne ñoo yor wàllum wér-gu-yaram di sàkku ñu daal di leen ci dimbali ñu woote waldu Ali Bandel Niang. wooteeb wàllu dëgg la technicien ya bokk ci laboratoire l'hôpital de Ourossogui di jibal amatul benn poste deret ci biir laboratoire boobee nga xam ni sax mooy centre de référence mbooleem hôpitaux yi faray bët gànnaaru réew mi lu mel ne hôpital bu Matam bu Bakel bu Pété ak district yi nekk ci région bu Matam situation bi ak Seynaba Ndiende Yade. actuellement moom loolu la ñuy wax deret amul waaye banque de sang bu Ourossogui bi actuellement mooy supporter hôpital Matam mooy supporter 4 districts yi fi nekk ak ñuy aider aussi Pété ak Bakel demande hôpitaux yi dafa yokku tey hôpital Ourossogui ak ay service d'urgence am nga boole ak service d'urgence hôpital Matam ñaari maternité yi di fonctionner en temps réel ba pare ñu am les services d'urgence nga jël li nga xam ne moom mooy hémodialyse nga xam ne dialyse gouffre à sang la dafay nekk loo xam ne dafay diis. waxtu wi nag li gën a compliquer situation bi dafa fekk ni force de défense yi ñuy daawoon sollicité kenn ci ñoom nekkul ci ab disposition ngir maye deret. parce que bu urgence amee camp bi gën a jege mooy le camp militaire donc urgence extrême yi dañuy basé aussi camp militaire wu Ourossogui ak personnel hôpital wu Ourossogui mais nag pour urgence extrême yooyu sax dañuy am problème parce que koo jël balaa nga koo jëlaat dans 3 mois. donte nag ay jéego nemmeeku nañ ko fan yi mu ñeel médecin spécialiste yi ñu fi yabal yokk ci ouverture ay SAU ci hôpital bu Matam ak Ourossogui waaye rupture deret bi nga xam ne moom la ñuy dund jamono yi bokkul ak luy bakkanal jigéen ñey motu ak ñi nga xam ne dañuy loru ci accident wu yoon yi mu nekkoon seen naataango Ali Bandel Niang fii ci doonu Matam pour RFM. Ali Bandel Niang wax ci plan Orsec di plan bi nga xamante ne nguur gi daal dina ko taxawal ngir nag taxaw ñi nga xamante ne ñoo loru ci ndoxu taw yi ci diwaanu Ndakaaru fan yii la ñu weesu boobaag léegi nag am na ñaari ay bés biñ ko tàmbalee waaye nag ca Tëngéej askan wi ñoom gis ñu dégguñu plan Orsec ndaxte jafe-jafe yi ñu doon dund ba tey jii teel wàllu gën a ay Abdou Diouf Diagne. jigéen ñi fi dëkk noonu sonn nañu ak suñu doom yi nga xale yi duñ leen fekkee fii suñu leen fekk nii ñu ndox ak eau de Javel la ñu jël kii raxasal leen seen tànk. Astu Diouf di yuuxu ak njaaxleem ndoxu taw yi ba léegi ñu ngi nangu këram googu nekk ci Ndar gu ndaw di benn ci quartier yi nga xam ne ñoo gën a sonn ci mbënd mi fii ci Tëngéej. boobu ba tey at mu ne nag ñu ngi sonn lool ñun ndox mi ñu muy duggee sax ñun dafa ëpp néeg yeeg yëpp lay dugg instant bi wala ngaa toog ba am foo lekkee yaa sa njaboot sax da nga koy sonn bay bëgg a dee amu foo nekk fa teg tànk sax daf lay tëj ñu ngi nii di wut pour ñun sëkkee suñu biir kër. ñoom ñii di amoon nañ yaakaar bi ñu déggee kilifa yi di xam ne ni dinañ commencé li ñu duppee plan Orsec plan boobu sax ba léegi ni kenn gisut luy niroog moom fii si Tëngéej ñu fekk ko ci biir këram ay taataan ndox yu verte wër ko Pape Cissé di ñaawlu ñàkk a door gi nga xam ne plan Orsec bi daal dina koy ñàkk a door teewut jébaane woon nañu ko ba ñëpp dégg ko. agagul Tëngéej daal xam naa peut-être ci yeneen localité yi mais fii Tëngéej moom nit ñi daal gisaguñ ko daal gisaguñu pompe gisaguñu lenn loo xamante ne ni jógee na ci gouvernement li mën a saafaraal situation bi daal boo xoolee côté bi ñu nekkee nii pratiquement problème bi dafa doon loo xamante ne dafa laal ñëpp ñoo xamante ne ñoo dëkkee pratiquement ci localité bi daal waaw bu baax amoon nañ ci yaakaar comme niñ doon amee yaakaar ci année précédent yi. sonn lool ci xaar bi ñi nga xam ne nag ñoom ñoo dëkk ci gox yi nga xam ne ñoom la mbënd mi gën a sonal fi ci Tëngéej di woo kilifa yi nag ñu sàmmoo ak seen i diggéey tey jii ñoom li ñuy tiit mooy yenn wopp daal di fay juddu bokk na ci sibiru mbaa sax choléra. RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne ñeneen ñuy jooy ndax tooy yeeg ndox bon yi di jaaykat ya nekk ca marché bu Grand Yoff ñoom jaaykat yooyu nee na nag liggéeyatuñu ndax ndox yu bon ndoxu foos yi nga xam te ne fu ne mu ngi fa ca marché bi tax sax gisatuñuy client li ñu bëgg nag mooy mairie ba daal di koy lijjanti lu ko mooy nag ñoom daañu bank seen loxo bañ a fayati jut yi Mamadou Amandione. xeet gu bon di jóge ci ndox mu salte dëkkandoo bekk jaaykat yi mënta nekk boo xoolee kanamu sumbul sila rek xam ne moo am. depuis 10 jours mun naa ne ndox moo xam ne kenn xamul nu mu mel ndoxu foos di wal ci marché bi fu ne jooy nañ ko fa mënuñu fexe ba am solution fu nekk maire yi dem nañ fa délégué marché bi moom mooy loolu existé wul
mairie moom jéemul dara boobu ba léegi muy toog di ñu xool ba pare saa bu xëyee yabal juuteem bi muy tàbbi ci biir ndox mi di encaisser ay juuti est-ce que loolu c'est normal. jaaykat yi di ñaawlu bu baax a baax ndox mu salte mi nga xam ne saa bu ñu xëyee moom la ñuy gis Fatou Diop di jaboot xolam tàng ci situation bi. fajar mooy kaar ngay déparé sa kër ñëw ci marché bi boo ñëwee doo am foo taxaw ndox mi ñuul na ndox mi xasaw na ndox mi ku fi nekk doo mën a añ doo reer doo ndékki ndax sa bëli gi dara du ci jàll bon ndox mi dafa yàgg ci noonu ba nag danoo bëgg ñi nga xam ne ci jëmbam ñoonu ci tane nañ woo ONAS def fi nga xam ne mooy génne ndox mi ñu fottal na ndox mi ndax ndox mi kat sonn nanu lool sonn nanu ñii si buru nañu mënu ñoo ñëw ñee dañoo girib mënu ñoo ñëw noo ngi nii ba nëgën si njëkki wunu démbit kenn añul ndax ndox mi ñuul na xasaw na ñaaw na. coono yi nag metti na ci ndox mu salte mi nga xam ne moo nekk ci marché bi tax sax ba jaaykat yi jël dogal. léegi nag lenn moo mën a nekk mu rek ñun def nañ suñu devoir ndax ñi ngi fay juuti kon am nañ droit laaj suñu droit na ko respecté sinon bu fi benn juuti jaarati. fépp foo tourné ci marché Grand Yoff ndox maa ngi fune muy ndox moo xam ne sonal na askan wi tere leen noyyi di dàq kiliyaanu jaaykat yi ba pare li ñu waroon a am ci njaay mi wàññeeku bu baax a baax. Mamadou Amar Ndione ca Ndar juróom-ñett nit la ñu teg loxo police def lu ñu mel gannaaw ban doon manifester démb ci juróom-ñett nit ñoo ñu jàpp nag bokk na ci ñaari jigéen ñoom nag dañ doon manifester démb gannaaw bi ñu doon toj seen i kër loolu xewoon ca Bango ak Ngaleel ñoom ñu doon ñaawlu mbir mu nu mel daañu si dellu seeg yéen ci seen i xibaar ndaw la ñu toogal ca Ndar di Mohamed Nabi Silla ina tegal fukki minute ak ñaar. RFM rajo askan wi. ñu wax léegi lu soxal wàllum politique ak parti bii di parti socialiste ñoom nag seen yëngu-yëngu daañu ko dooraat tey jii loolu gannaaw dëcc bi ñu amaloon bi Ousmane Tanor Dieng nekkoon seen njiit génn àdduna boobaak léegi mu def ñetti weer tey nag secrétariat exécutif national bu parti socialiste dina daje loolu nag am ci jamono joo xam te ne Khalifa Sall génn na kaso ñuy wax nag booluwaat ak tamit parti socialiste ak tamit kan mooy koy war a jiite loolu yëpp nekk ay laaj ci sampu ci ëllëgu parti socialiste leeral Georges de ci Diop. ndaje mi Aminata Mbengue Ndiaye mi nekk premier secrétaire général adjoint bu parti bi moo koy jiite te nag bi Ousmane Tanor Dieng génnee àdduna ay kaddu jiboon nañ bañ ne moom moo ko fa war a wuutu maanaam assurer intérim ba ca parti socialiste tey gi socialiste yi war nañoo leeralaat mbir ya def itam ordre ci seen biiri parti socialiste di ab navire bi nga xamante ne jamono ji amut ab capitaine loolee tax war na bokk ca li ñu gën a càmbar war bokk indil ko saafara moo di bañ mbii coog mbaaloog am ni ñu war a wut ab secrétaire général bu bees ña bëgg boobee poste nag am na donte sax am na ñi nga xamante ne xam nañ leen ak ñi nga xamante ne waxaguñ li ñu bëgg naka noonu Aminata Mbengue Ndiaye dana bokk ci li nga xamante ne dana ko gàddu moo di waajal congrès bi bañ itam parti ba tas ci loolee nag lan moo nar a doon tànkub dissident ya ñi nga xamante ne dañ doon ñaxtu ca parti ba ñu dàq leen ndax ay retrouvailles mën naa am diggante waa PS ak xalifis yi ñu bëri dañu neewoon ne Ousmane Tanor Dieng loolu bëggoon na ko laataa moo génn àdduna waaye retrouvailles yooyee boo moyut danañ jànkonteeg ak ñenn ñi nga xamante ne ñoom daal jamono ji xalaatuñ ci dara ci parti socialiste ñooñu dañu jàpp ne parti socialiste bi ñu bëgg a tabax Khalifa ak ñamu àndal duñ ca bokk ndax dañ leen dàq Khalifa Sall ci wàllu boppam sax mu di ab mbir wi nga xamante ne parti socialiste war na koo bàyyee xel ndax jamono ji mu ngi wër di tiise toilam gannaaw bi mu génnee kaso ex maire bu Ndakaaru li leer nag ci parti socialiste la fas yéenee tibe ndax am na ba léegi nag ay sympathisants ci biir parti ba Aminata Mbengue Ndiaye ak i àndandoom war nañoo bàyyee loolee xel war a bàyyee xel itam seeni ànd ak seeni allié Macky Sall ndax njiitu réew mi ak Abdoulaye Wade gisante waat nañ mu di ay retrouvailles yi nga xamante ne parti socialiste waru kaa soofantal bàyyee xel itam élection présidentielle bi fas yéene am ci atub 2024 naka noonu élection locale yi nga xamante ne ñoom la ñuy waajal ci ab parti bi nga xamante ne dafa marqué histoire wu Sénégal ci tënk daal Aminata Mbengue Ndiaye ak i àndandoom tool bi ñu war a béy tool bu yàlla. Georges Déthié Diop des ba léegi ci wàllum politique ak ki fi newoon maire bu judd Thiaroye Kaw Alioune Badara Diouf moom nag àndul ci ñuy fal maire yi directement maanaam ku nekk tête de liste bu ñu gañee yaay nekk maire ba nee na nag loolu ay jafe-jafe yu tar la nar a jur tax sax muy sàkku ci njiitu réew mi mu wootee waxtaan yu yaax ci mbir moomu su ko defee ñëpp maase ci benn kaddu Alioune Badara Diouf ñu déglu ko ci. depuis ñaar fukki at ñu ngi fal maire au suffrage indirect pourquoi tey ñu war a fal maire au suffrage universel direct parce que maire yi ñu fi fal yëpp amul gisuma bala bariwul lu néew la maire boo xam ne am na majorité absolue plus de 50% des suffrages dans une localité nan nga mën a fale au suffrage universel direct
benn maire à un tour avec 25% des suffrages. Soit le maire ñu fal ko mu am légitimité moom ñu bàyyi ko mu choisir ay adjoint. Conseil municipal bi daal di fal li ñu tudde président du conseil boobu nag réunion yi nga xam ne ni à caractère délibératif mu am ay incidences financières kooku moom moo koy jiite conseil municipal bi. am na yeneen aspect yoo xam ni wax nañ ko parce que su fekkee ni maire bi dafa tële wala mu faatu wala yooyu kan moo koy remplacer xam nga aspect technique yooyu am na te léegi dañu indiwaat ville bi nga xam ne dafa am benn liste transversale benn liste proportionnelle nga xam ne maire bi tey ji suñ ko faloon au suffrage universel direct mën na ñàkk majorité sax ci biir conseil municipal bi donc aspect technique yooyu dañu war a toog ñu waxtaan ko mu am discussion ñu ubbi benn débat national donc sur cet aspect ñu bañ a dugg rek ci consensus boo xam ne nii au niveau de la commission nationale que d'accord nañ ci lii d'accord nañ ci te exposé des motifs yi expliqué ko mu clair ci bopp nit ñi. expliqué wuñ ko mu clair ci bopp nit ñi di kàddu Alioune Badara jóg ne woon maire bu Djeddah Thiaroye Kaw mbirum 94 milliards di lëmbe jamono ji coow li nekkur assemblée nationale sax xajuma lañ ko war a càmbar ci plénière naka noonu tamit modification ci règlement intérieur bi kii di njiitu Pastef di Ousmane Sonko moom tuumal ki fi ne woon directeur des domaines Mamour Diallo ne nag dafa luubal ay koppar yooyu ci mbirum ab titre foncier du terrain avocat yu Ousmane Sonko sax ñoom tey jii ci ngoon daañu janook taskatu xibaar yi kon coow li ak wàccantey kaddu kon jëpp ci mbir moomu ki nga xamante ne sax mooy njiitu Pastef di Ousmane Sonko xam ne nguur gi jamono ji da koy fexeel ak mbirum 94 milliards yi waaye Abdou Mbow di porte-parole adjoint nekk tam député ci assemblée nationale daal dina koy weddi nee na loolu dara amu ci moom Abdou Mbow porte-parole adjoint bu APR nekk tam député moo doonoon tey gànn ak RFM matin. xam nga bu Ousmane Sonko jógee daan ne dañ koo bëgg a tëjëk bëgg koo faagaagal jàpp naa ne loolu li muy wane rek moom mooy moom ci boppam li muy ci wundu moom mooy lëndëmal xelu sénégalais yi wala def victimisation maanaam xool sénégalais yi nan lañ ko mën a yërëme wala ñu apitoyer sur son sort. Assemblée nationale du tribunal, assemblée nationale du fu ñuy juger nit. Barki démb bi ñu déggee Ousmane Sonko lan la wax moom dafa ne dañuy commencer liquidation boo xam ne assemblée nationale lay commencer. Moi je pense que aussi il faut que sénégalais yi xam li nga xamante ni mooy rôle assemblée nationale day légiférer. Du tribunal mënul tëj kenn mënul accuser kenn, ça aussi il faut que ça soit clair. Li nga xamante ni moo am ba des mooy Ousmane Sonko moom moo wax devant les sénégalais, moom moo wax ne moom moo porter plainte, moo accuser benn nit, moom moo wax ne ba àdduna di tukki kenn du yóbbu mbir mi donc tey bu taxawee naan dañ koy liquider c'est parce que tey mi ngi jouer à la victimisation te loolu Sénégalais yi du victimisation xëy na peut-être ndax def ngeen ko Karim Wade def ko Khalifa Sall kay. waaw néew déggoo li ma la wax xam nga aussi ñooñu sax mën naa ne amu ci kenn ku ñu accusé mais moom moo accusé fat ban àdduna nga gis nit xëy suba teel daan ne diw sàcc na 94 milliards ba pare nga ne man la ma waxoon kat ci lañ bëgg a utiliser pour tëj ma xanaa yow la nga waxoon wérul xanaa la nga waxoon leerul xanaa la nga waxoon dafa am loo ciy tiit dama ne bu ñu nax Sénégalais yi parce que nag Ousmane Sonko yi mu wax ci mbir mi dafa bëri parce que da nga dégg mu wax ne 94 milliards mu xëy daan ne 46 milliards la ñu décaissé xam naa compte bancaire ba xam naa banque ba xam naa la ñu fay. mu newoon Abdou Mbow di porte-parole adjoint bu APR nekk tam député ci Assemblée nationale moom moo doonoon tey ganuk Babacar Fall ak Georges Déthié Diop ci RFM matin wax lu soxal wàllum koom-koom ak ndaje bi ñuy amal ci waxtaane wàllum assurance muy nag ndaje bu ñuy waxtaane wàllum carte brune carte assurance ci CEDEAO tax sax ñu def gëstu ci wàllum assurance ci Sénégal nit ñi nag parfois dañu faral di jànkonte ki jafe-jafe bu ñu defee accident ci tali bi waaye dañuy daw a daw ba sonn ngir nag mën a jot li nga xam te ne ñoom la assurance warloog ñoom reportage bi ñu dewlu ci reportage yu Ndongo Ka ci banlieue bu Dakar. Serigne Macké Ngom doonoon commerçant ci bu muy dund di dem ak dikk diggante Mali ak Sénégal ci bus yu société malienne bu transport bii di Tilemsi waaye wayaasam bu mujj nag mu amal ko ci septembre 2018 gannaaw accident ba mu def ci fi yemoo ak Goudiri kii di rakkam di Cheikh Ngom dinu xamal ni ba nu ko yóbbee l'hôpital ci la mujjee ñàkk bakkanam. ñun après ñu ngi ñu woo le vendredi après famille bi ñu ngi ma délégué ma dem samedi egsi fa ay dimanche matin bi ma egsee dama ko fekk mu nekk dans le coma donc ma préparé pour évacuation sur Dakar ñu woo SAMU et tout à notre grande
surprise le lundi à 4h du matin infirmière bi nekk daf ma doon woo pour annoncer ma que ne sama mag bi décédé na. boobaak léegi njabootu moom ndem si yàlla si Serigne Mbacke Ngom di daw nag ci ginnaaw assurance waaye société transport bii di Tilemsi nanguwul benn yoon indil leen ak njàppale ngir dossier bi mën a àgg ca loxo ya mu war a àgg. bi mu décédé noonu ñu nekk ci procédure assurance actuellement nag lu ñu kale mooy PV bi gendarmerie Goudiri def nañ seen constat ba jël nañ dossier bi ñu jébbal ko tribunal Tamba nag foofu la affaire yi kale parce que man maa ngi Dakar damay liggéey j'ai un ami là-bas moom laa délégué woon pour mu demal ma tribunal parce que joxoon naa ko numéro PV bi et tout bi mu demee nag dañ ne ko turu chauffeur bi bu ñu ko amulee duñ na mën a identifier le PV bi parce que fii y a trop de PV numéro PV bi laa ko jox sax bi ma demee Tilemsi bi nekk boo maraîcher bi ma leen waxee affaire assurance bon ni ñu ma répondre laa xam ne ñi bëgguñu ko leen poursuivre. waaye yi la jafe-jafe terewul Cheikh Ngom ni moom du bàyyi benn yoon ndax bu fas yéene naa dem Mali ca fa société Tilemsi bu mag bi daal dee sanc ngir gi le dossier la ñu ci bëgg ñu mën ko cee am Ndongo Ka Géejawaay RFM. Ndongo Ka dellu si fii ci Ndakaaru bi Dakar kon wax ci zone militaire numéro 1 bi am nag njiit lu bees muy colonel El Hadji Malick Diagne tey nag lañ ko doon samp ci njiitalu chef d'état-major général bu armée bu Sénégal Amadou Sabar ba teewoon na fa. mu doon cérémonie bu rëy ci ñi nga xam ne ñooy waa armée. colonel El Hadji Malick Diagne mooy commandant bu bees bu zone militaire numéro 1 bu armée bi muy foo xam ne na sax fu mu miin la ndax nekkoon na fa chef de corps ak li nga xam ne mooy jeune officier colonel Diagne di wax rek yoon wi mu nar a topp. priorité mooy mandargaal jëfe li nga xam ne moom la commandement bi wax parce que commandement bi ñuy ñëw général bi buy ñëw danaan voilà man fii laa bëgg jëmale quartier gi jamono yi ma fi nekk donc ñun suñu liggéey bi yëpp nekkul ci def lu dul def li nga xam ne moom la commandement bi bëgg général bi li nga xam ne orientation yi jox ne fii laa bëgg a jaar fii laa bëgg a jaar fii laa bëgg a jaar ñun foofu la ñuy teg suñu tànk. commandement zone militaire numéro 1 di liggéey bu mag colonel Diagne di ci teg ne xam na li koy xaar bu baax. sama liggéey bokk na ci préparer défilé 4 avril préparer journée des forces armées préparer cérémonie yi am ci Ndakaaru boole ceeg liggéeyu chef militaire mooy administration sécurité du cantonnement. ginnaaw bi mu amee duel 2 ci wàllum droit licence ci wàllum géographie ak benn brevet d'enseignement supérieur fële ci États-Unis colonel El Hadji Malick Diagne moom participé na ci mission de maintien de la paix yu Nations Unies maanaam mbootaayu xeet yi fële ci Libéria ak fële ca Darfour ca Soudan. RFM bitim réew. xibaaru bitim réew Adjaratou Binte Diallo lañ ci àndal Adjaratou ñu ngi lay dalal jàmm gannaaw congé bi. ñu ngi lay fay bu baax El Hadj Ndiogou. waaw noppaliku nga bu baax. waaw noppaliku naa. alhamdulilah sant yàlla xibaaru bitim réew dañ koy door ak Guinée foofu nag opposition ba di woote ci manifester. fukki fan ak ñeent ci weeru octobre bi la ñu woote ci manifester ndax opposition ba foofu ca Guinée dañu ni bëgguñu président Condé amaat beneen ñetteeli mandat ñu ëmb nag seen bopp ci Front national pour la défense de la constitution te itam ñu ne référendum bu ñu bëgg woote ngir soppi constitution ba duñu ko nangu leeral yeeg Kumba Sandiane Faye. ba njiitu réew mi moom Alpha Condé woowee doomu réewum Guinée ñu waajal dem ci ab référendum waaye it waajal yi di jongante ñeel palup pencub ndaw réew mi ñi fare ci kujje gi daanaka kenn toogatul Front national pour la défense de la constitution mu ngi woo doomu réewum Guinée ñu génn daal di amal ay manifestation lu ko dalee altine 14 ci weer wi fépp ci biir réew mi waaye it ci bitim réew ngir wane seen ñàkk ànd ci boobu lépp projet ñeel ñetteelu mandat Sidya Touré jiite UFR nekk ba tey ci kujje gi di woo askanu Guinée ñu bañ a nangu benn yoon ñu daal di leen noot waaye it kujje gi war naa def kéemtalaay kattanam ngir doomu réewum Guinée yooyee daal di wane ki askanu Guinée àndal ana kan la si lu daleen jàll moom nekk njiitu kujje gi di ardu jëmale ci jongante palup pencub ndaw réew yooyee ñu war a amal te waxtaan ba juboo daanaka amu ci diggante nguur gekk kujje gi moom ku jub Alpha Condé googee jàpp ne mbir mi dara jaaru ci yoon waaye it boobu lépp référendum lépp ngi jëm rek ci joxaat ab majorité ngir ñu mën a amal ay loi ñeel coppite constitution bi foofee ca assemblée nationale mbir mu jàppee lu légal to waaye it lu légitimul. Kumba Sandiane Faye dem ba Mali foofu nag opposition bi dañoo dëddu ndoxteelu dialogue national bu ñu fay amal. daanaka opposition ba yëpp ak ñi ca gën a am ndëgërlaay démb bu ñu ubbi dialogue politique bi dañoo lànk carré ne duñu ca bokk ndax nag dañoo jàpp ne woote bi amul benn solo détail leeral yeeg Daouda Diouf. ku jég gi nga xamante ne bokkuñ ci ndaje dialogue national bi tey li ñu wax rawatina ki yore seen kàddu di Demba Traoré nekkoon ministre malien bokk ci parti bi nga xamante moom moo gën a fës ci ku jéegi ca Mali du RD nee na nag li mu gis nag ne lii daal
daal ab naxee mbaay la ndaxte ñi nga xamante ñoom ñoo woote ndaje mi daal loolu loo xamante ne gëmuñu ko te ñoom nag duñ dem ci loo xamante ne daal amul fula amul fayda loolu moo tax ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy ku déggi ñu wan ko ginnaaw waa IRD nag nañ sax pour ñu bokk ci ndaje lu nu mel il faut que daal ñu waxtaane loo xamante ne dajale parti opposition yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy société civile ak tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy yore nguur gi ñu waxtaane daal ci li nga xamante ne moom mooy soxal ka réew Mali ñoom daal nee nañ loolu moom buñ ko taxawalee ëllëg danañ ci ànd wante nag li nga xamante ne nguurug Mali woote na ko tey am na ndaje moo xam ne daal ndaje moom wax lu leen neex lañ fa defee wante waxuñ fa li nga xamante moo soxal nguurug Mali wante nag nguurug Mali ñoom liñ jàpp nag ne nañ mbir mi amul lenn loo xamante ne mën nañ ko ci bañ a waxtaane maanaam doxalinu réew ma mbirum kaarange gi maanaam mbirum yoon wi ak tamit li nga xamante mooy accord de paix bi amoon diggante Algérie ak programme dialogue national bi wante ku jëkk Mali gi li ñu gis ne neel ñoom buñ sañoon tey conférence nationale souveraine moom mooy am ca réew ma Daouda Diouf ajaratu dañuy dem ba Afrique du Sud foofu nag doomu njiitu réew ba fa woon Jacob Zuma lañ tudd ci mbirum guerre. mi ngi tudd Duduzane Zuma moom nag weddina ba set wàllu guerre boobu nga xam ne ñu ni bokk na ca da doon jàkkaarloo commission d'enquête bu ñu ubbi ci wàllu wi nee na nag nañ ko ca ceket ndax mbir yi mi ngi xewe woon ci atum 2015 fekk jamono yooyu sax papam Jacob Zuma moo nekkoon président bu Afrique du Sud accusation yooyu nag ci wàllu geraate moo taxoon sax ba commission d'enquête boobu daal di forcé ki nga xamante ni mooy président Zuma ci jamono yooyu 2018 mu démissionné ci poste président de la République beneen président de la République bu France tey jii daal di nay rendre hommage fonctionnaire préfecture police yi nga xam ni dañ leen faat foofu ca Paris ñetti fan ci weeru octobre Emmanuel Macron woon français yëpp ñu dajaloo doon benn say teg ci itam ne dina xeex ak nu mu ko mënee nag ci loolu muy woowee Alaaji Njogu terrorisme islamiste. jaajëf ajaratu. RFM Sport. tàggat yaram Malal Junior lañ ci àndal Diagne dañuy door wàllum football ak sunu gaynde yi ñoom nag yegg nañu ca Singapour. ñoom nag yegg nañu ca Singapour bu ñu sukkandikoo ci ndawal Futurs Médias ga nekk foofa ci bëccëgu tey jii la gaañ yegg Bakary Cissé wax nañu xabaar yi ak naka la gaynde ya dikkee foofa ca Singapour. équipe bu Sénégal egsi na fi nga xamante ni mooy Singapour bu 15 heures jotee heure locale fii donc bu ñu egsee si aéroport bi jotuñu am ay problème ndaxte autorité administrative bu Singapour yi jël nañu ay matuwaay ak ñi nga xamante ni ñooy fédéraux yi quelques ñoom Cheikh ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen fi jiitu donc sur place bu ñuy ñëwee si hôtel bi Swiss hôtel. Lions fekk nañu ay supporters yu bare yu leen doon xaar mën nañu wax ni 50 supporters te la majeure partie de ces supporters là tamit ay maillot Liverpool lañu sol am na ñi nga xam ne sax jot nañu garder maillot équipe nationale du Sénégal donc ce qui veut dire que vraiment dañ doon xaar équipe bi te Singapour fu mu nekk nii ñëpp xam nañu ni tey Sénégal ak Brésil ñoo war a daje li nga xamante ni mooy jeudi bi donc ce qui veut dire que Lions yi pare nañu pour mën a def face aux Brésiliens jeudi. boobu la jongante nag Mbaye Amady Niang du ca bokk loola bu ñu sukkandikoo ci sunu ay consultant mën naa doon njëriñ ci équipe bi Soda Thiam. Sénégal war a jàkkaarloog dëkkub football guñ naan Brésil waaye nag kenn ci ay attaquant du ci bokk mu di Mbaye Niang waaye nag bu ñu sukkandikoo ci technicien bii di Tassirou Diallo jarul tiit. yàlla may nañu nag léegi nag ñuy jouer contre Brésil may aussi malchance que ne bon ñu am suñu benn attaquant boo xamee ñu ngi woon ci équipe bi di Mbaye Niang mu gaañu du mën a jouer mais yàlla aussi ubbil na buntu keneen ki nga xamee woo nañu ko muy Habib Diallo moment yi moom mooy que ne li ñu doon wax rek ne équipe bi continuité la léegi nag kooku aussi dafa war a ñëw pour war a mën a wone boppam loolu moom mooy équipe bon kenn moomul place bi ki nga xamee ne nekku fa keneen ki si ñëw day def li nga xamee ne ka fa jóge woon dina doon na ko def wala nga def lu ëpp loolu. mu di ñaari attaquant yoo xamante ni mérité nañ seen place ci sélection bi bu ñu sukkandikoo ci technicien bi di Momar Thiouna moom sax dafa jàpp ni même bu fekkee Sénégal day jàkkaarloog Brésil Habib Diallo naka noonu Famara Diédhiou ay attaquant lan yoo xamante ni mën na noo lakk caaxu Sélésao gi. muy Famara Diédhiou ak Diallo dañoo ñëw parce que Mbaye Niang nekku fi dafa baax ci ñun parce que suñu équipe nationale il faut ñu xalaat ñiy football waaye ñu xalaat ñi nekk seen gannaaw te ñooñu dañoo nekk ci ginnaaw soo xoolee Aliou Diallo 8 matchs ci championnat de France dugal na ci juróom-benn but à partir de ce moment kooku attaquant la boo xamee ni kuy en première division en France donc c'est le haut niveau et à partir de ce moment donc je pense que xale yi am na seen place xale moom su loxoom setee rek mu mën a bokk ak mag ñii dañuy dem ñeneen di ñëw di leen remplacer li bon kay mooy nga toog am benn équipe rek toog ci
abadan waaye tant que yaa ngi am ci ginnaaw ñoo xam ne war nañoo mën a ñëw pour mën a wuuti ñeneen ñi. kon ñu jàpp ni ñaari consultant yu RFM yooyu am nañ bu baax confiance ci ñaari attaquant yi le ñu yokk ci xamal ñu ne dafa jot sax ñoom ñaari attaquant yooyu pour we ci équipe nationale. Soda Thiam la woon kon Malal des ba léegi ci wàllum football ak tournoi IFOA bi ñu amal ca Thiès demi-finale bu njëkk bi tey lay doon. Ghana moo di dajanteeg waa Côte d'Ivoire ca Thiès Stade Lat Dior googa la ëllëg Sénégal moo ca war a jongante ak waa Mali match booba Sénégal Mali googa mën ko déglu en direct ci rajo Futurs Médias. daaneel ak tennis Sénégal doon célébrer yoonu tennis ci ndaw ñi. waaw loola moom mooy di mébétu waa fédération ñu ni daal di ñu ko door ñaar fukki fan ak benn ci weeru octobre ji muy kon World Tennis Tour di tournoi goo xam ne daal ndaw ñi fu ñu la ñu jógee ci àdduna ngir ni mën a teew Issa Mboup di président fédération bi jot na jokkoo ak taskatu xabaar yi tey ci suba wax naka la yëf yi nar a demee ñu déglu ko. dañoo bëgg Jeux olympiques de la jeunesse dañ koy organiser fii 2022 te foog déjà ñu commencé tàngat suñu joueurs yi ñu commencé leen a entraîner te pour loolu doo xaar ba ñu ni suba la jeu yi nga door koy commencé donc ñun li ñu def mooy déjà dañu bëgg a dugg ci benn compétition ak dimension internationale boo xam ne day jox joueurs yi benn atmosphère compétition bu tolloo li nga xam ne moom la ñuy dajeel bu Jeux olympiques yi ñëwee benn loolu moo tax ñu def ko ñaareel ba fédération internationale de tennis ak confédération africaine dañu ñaax fédération locale yi ñuy organiser ay tournois pour permettre à leurs joueurs ñu am des matchs dans les jambes donc dañu bëggoon a répondre à cet appel de la fédération pour pouvoir organiser ça et puis en plus bon Sénégal ñëpp xam nañu fi ñu toll woon ci wàllu tennis organiser tournoi yu mel nii day tax ñu delloo Sénégal fi nga xam ni moo doon place am ci wàllu tennis ci wàllu joueurs yi am nañu ay joueurs sénégalais am nañu ko gagné woon daaw donc daal ci wàllu woowu pare nañu tey pour su compétition yi commencé ñu xool nan la ñu dugalee équipe sénégalaise bi pour mu yokk expérience am waaye également mu am ay points. tubarkalla kon Alaaji Njogu. aywa daan na way wi daan na jaajëf Diagne. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu yegg si léegi ci reportage yi ñu jagleel 18 safar di màggal gi daanaka fi mu toll nii juróom-ñeenti fan moo ci des tey nag ñu dem ca Kédougou di xool taalibe murit fa nekk naka la ñuy waajalee màggal gi ñoom nag donte sori na lool diggante Kédougou ak Touba teewul taxaw nañu temb ngi daal di màggal yi reportage Ibrahima Jabaxate. communauté murit bu région de Kédougou mu ngi waajal bu baax a baax màggal Touba édition 2019 depuis ci premier fan ci weeru safar wàccaayu màggal Touba bi dooroon na ak ay mberndeel yu bëri yi nga xam ne jot nañ ko nemmeeku ci koñ yu bëri fii ci commune bu Kédougou Serigne Abdoulahad Mbacké moo jiite fédération xale yu murit fii ci diwaanu Kédougou. bi nga xam ne yàlla dogal na weeri feeñ di dimanche benn fanu safar taxawal nañ ko bernde jàng alxuraan jàng xasida def ni ko Serigne Touba waxee mooy sant leen ma ci sunu borom mobilisé wu def benn karawaan kennal ci Serigne Touba defee koy comme ni ma ko waxee rek ci ndigalal ñi nga xam ne ñoo fi ay mag nekkal fi Serigne bi fas yéene koo doxal nag ba 15 safar ñu àndandoo dem Touba dundal fa 18 safar ndax loolu mooy bis ban yëpp nag ay loolu moo sabab ñu commencé ko ci benn fanu safar fas yéene ko continuer bala 15 safar incha allahu rabbi ci wàccaay woowu daal lañ nekk. pour ñu gën a mën a jàppale taalibe yi ci njëgum transport bi kuréel bu yoree commission transport bi jël na ay matukaay Serigne Abdoulahad Mbacké. bu ñu demee ba 15 safar ñu luyee ay biche yu takku lool ñi nga xam ne ay taalibe lañ ñi nga xam ne ay jullit lañ fas yéene teewee ji loolu ñu àndandoo dem ca dëkk bu sell ba mooy Touba màggal Touba suñu borom dajee def tawfeex joo xam ne heure bu ñëwee bi avion yi sax nit ñi dañ koy wàññi fii ci Kédougou transport bi ak bu dee màggal bokkuñ ak su dee màggal ak jàpp ndal dana ci am taalibe yi sax dañuy yàq ni bëgg a gis ku dem te amoo moyen sax ñoom ñu paasal la. taxawaay bi murid yi am fii ci diwaanu Kédougou tax na bu ñu indi saafara ci jafe-jafe ci wàllum transport bu xawoon jaaxal pèlerin yu bëri ñi nga xam ne ñoo fas yéenoon dem ci màggalu Touba Ibrahima Jabaxate moo doon jokk ak yéen fii ci diwaanu Kédougou pour RFM. waaw. allo maa ngi lay nuyu sëñ bi. daañu ànd tam ci waxtaan wi ak kii di Abdou Fouta Diakhoumpa ne woon inspecteur du travail nekk tamit spécialiste wàllum retraite monsieur Diakhoumpa ñu ngi lay nuyu. kon dañuy tàmbali waxtaan wi ak Mademba Sock monsieur Sock gis nañu ne gannaaw bi conseil des ministres njiit réew mi tabbe njiit lu bees bu IPRES di Amadou Lamine Dieng coow jub na ndaxte syndicaliste nekk ci IPRES nee nañ loolu jaaduwul ndax du njiit réew mi wala conseil des ministres moo war a tabb directeur général bu IPRES waaye conseil d'administration moo war a def lu ni mel yow ca gis-gis ci coow loolu. ne loolu am na parce que je pense que d'ailleurs même njiitu réew mi ci boppam xam na ko.
xam na ko ba finalement jëlul décret bi pour nommer waa ji xam na ne mënul nommer directeur IPRES te nekkoon na fi àll pour premier ministre loolu amoon ko nu mel ñoo xamal ko ne ko mënta fal directeur IPRES moom ci boppam mu xam loolu moo tax mu may jël décret bi te léegi delloo na conseil d'administration bi li nga xam ne moo di cëram parce que nit ki bu fekkente ne amuloo baat boo war a nommer nit donc doo ko nommer mais nee na annonce la woon conseil des ministres mais amul benn luñ koy jëmale lu dul li conseil d'administration mën a wax te conseil d'administration àllarba dina réunion te dina def processus boo xam ne maanaam suba ci àllarba la ñuy daje. suba ci àllarba ji waaw mais moom ci boppam mooy tànn nga xam ne mooy directeur kooku nag ñoom léegi conseil d'administration bi lan lañ mën a xaar ci moom lu mu nar a def ndax day dëggal ki njiitu réew mi wax ci conseil des ministres wala ngeen day tànn keneen. non du ko dëggal du tànn parce que processus la maanaam directeur IPRES bu ñu koy wut dañuy wut sénégalais boo xam ne yaakaar nga ne man ngaa yor nga ñëw ànd sa këyit bu fekkee ne kooku ñoom ñu namee woon mën na ànd këyitam day ànd këyitam bokk ci këyit yi ñu saytu. maanaam appel à candidature la ñuy def li ñuy wax ci tubaab appel à candidature la ñuy def. waaw bon voilà dama ko bañ a wax ci tubaab. waaye mais mu tax mu mel ne tey jii kooku day bokk ci loolu. mais conseil bi la muy def. moo di nommé ñi nga xam ne ñooy téye affaire bi en attendant maanaam intérimaire ba processus bi jeex processus boobu nag ci la ñuy tànnee directeur bi muy loo xam ne ci conseil bi rek la du président du keneen. mais tamit ñu tabb kenn wëlbatiku ne du kooku dañ koy neenal ak wala dañuy tànn keneen loolu tamit doy tawaar ci doxinu IPRES ni muy doxee tam donte sa am na autonomie de gestion est-ce que loolu tamit du problème. xam nga loi 75-50 ak décret 75-57 dafa fixé ay conditions. statut IPRES yi wane naka la ñuy fale. donc bu fekkente ne dañoo tànn te tànn bi jaarul yoon ki tànn moo warul woon tànn. donc loolu tax na boo si dañ koy rectifier dañ ciy jubanti. donc jubanti boobu nag moo andi ñu naan tabb moom mënu fi am. conseil bi rek moo mën a tabb ne kii mooy directeur bi du président de la République du keneen conseil moo ko mën a wax. conseil bi léegi xam na loolu te loolu président de la République léegi xam na ko parce que wax nañ ci xam na ne loolu du cëram xam na ne juum na ci. kon moom xamu ko woon kon ba fii xamu ko woon. xamu ko woon. ah bon xamu ko woon en tout cas mais arrêté na. en tant que président de la République xamu woon ne moom sañ-sañu ak texte IPRES may ko sañ-sañ mu tànn waaye conseil d'administration moo war a tànn. en tout cas xam parce que apparemment bon xamal nañ ko daal. ne ko du cëram donc moom tamit d'accord na ne du cëram loolu tam moo ci am solo te ñaar nee na. décret bi moom jëlu ko sax jëlul décret pour fal waaj jëlu ko yeneen nomination yi mu defoon ak moom. jël na décret mais boobu jëlu ko parce que xam na ne du cëram. et il a fallu que ñu attirer attention c'est le fait que du cëram. donc léegi bàyyi na conseil moo tax conseil bi convoqué te conseil bi lépp lu muy dogal léegi mooy ni mu ko gisee moom. ak ni yan anam lay tërale donc noonu falu directeur général. nañ del si ci kanam ci waxtaan wi Mademba Sock laata loolu dañuy ànd ak Abdou Fouta Diakhoumpa moom nekkoon inspecteur du travail spécial question de retraite ñu ngi may wax ne kon jàppandeegul xam na du ñàkk tuuti ñu ànd ak moom nee nañ ma jàppandeegul ci téléphone bi kon ñu woy ak Mademba Sock laata Abdou Fouta Diakhoumpa di teew Mademba Sock kon gis nañ ni IPRES chaque fois problème yu mel ni day am diw lañu fal ak diw war faa nekk ak diw ñu fal kook ñii di koy xeex ak yu yoon mel noonu lan moo waral ba IPRES chaque fois daal bu ñu leen déggee ci ay coow surtout ci wàllum falin beeg yooyu mooy am ay jafe-jafe. mais ay kii la xam nga moom am li ñu naan gestion moo mel noonu maanaam gouvernance xam nga gouvernance dafa am ay kilifa yoo xam ne fii ci IPRES ñu ngi jógee ci njaati yi jóge ci liggéeykat yi. ku ci nekk am fukki baat ak benn ci conseil d'administration ñooñu ñoom ñooy dajaloo ñoom ñooy fal. léegi bu ñu seetee ba xam ne directeur bi peut-être mënatu ko yor ci boobu la ñuy changé. mais mënatu ko yor ci beneen mbir anam la ak gis-gis. léegi coow li moom du ñàkk. parce que en fait di nga coow gëj na faa am. gëj na fa am bi yoon la fa coow am mais ko coow gëj na faa am. gis nañ fi ay directeur yoo xamante ne da leen di fal duñ fa yàgg ay El Hadj Ibrahima Sall ak ay Jean Paul Dias. coow li ne cour ba ñooñu sax duñu jot sax toog daal di dem ndax coow lu fa am. parce que ñoom ci seen bopp xam nga tey jii statut bi lii moo koy andi ba tax maanaam. xam nga ko boo ñëwee IPRES nga ne léegi président de la République moo ma fal te yow da nga war a jaar ci conseil ñu ne la signer kenn nga bañ boobaa IPRES dafa daan conseil dafa daan nañ la fi jëlee parce que tamit munoo ñàkkal fayda wala nasaxal liggéeyu conseil d'administration ko conseil la maa mënu ko nangu képp ko am fu la mënoo ko nangu yooyu moo andi problème ak directeurs yi wala ci wàllu doxalin parce que affaire à la tête xaalis bi dafa doy waar ba il faut que ñu koy saytu di ko seet di benn façon loolu nag buñ ko gisee ne matewul yembul boobaa nag organes yi nga xam ne ñoo fi nekk toogal fi ay liggéeykat ñi toogal fi ay njaat yi dañuy jël li ñu naan seen matukaay mooy seen responsabilité
particulier la parce que xam nga à la tête da ngay natt pour boo demee ba noppalu. donc nga jël ñu lay fay li ñu la waroon fay. te loolu dañu yaakaar ne dafa gàtt ndaxte natt yi dafa tuuti natt njaati gi natt liggéeykat dafa tuuti dafa gàtt ci kaw ne am na ñoo xam ne bu ñu tegoon bu ñu dem à la tête dañuy fekk lañ daan fayee ku ñu fekk suuf mais loolu du ci fekk. donc loolu dafa andi problème bi te ba loolu moo tax ba ñu andi daan pension minimale. loolu laa doon waaj a ñëw sax ci laaj bi mu jëm ci wàllum IPRES kër gi léegi ci boppam kër retraité gi ni nga ko waxee système nag répartition la yow da ngay natt après boo ñëwee boo retraité jël sa wàll tey jii ñu gis ne daal loolu tamit problème na ndaxte retraité yi kenn gënu leen a sonn ñi nga xam te ne dañuy retraité ci Sénégal ndax anam boobu est-ce que tamit jotul ñu xoolaat système boobu xool yeneen anam yoo xam te ne retraité yi daañu noppaliku ci jàmm ak salaam. non c'est-à-dire am na ab dal xam nga dañ ne loi 75-50 dafa am ni dañ naan capitalisation maanaam loolu nag day am pourcentage mais am répartition rek moo amoon léegi capitalisation moo da ngay dugal xaalis boo xam ne boo liggéey dina jur dara nga am ci dara mais boo seetee tey liggéeykat yu bari dañuy dem ci assurance yi li tax ñu dem ci assurance yi moo di régime complémentaire amul ba pare plafond bi 360 000 la maanaam 14% de 360 000 mooy natt njaati gi ak liggéeykat yi 14% de 360 000 weer wu ne dafa gàtt bu ñu fekkee régime cadre mooy 4% de 1,80 million xam nga loolu bu ñu ko boolee. amul pension bu di dina gis koo xam ne day fayeeku 700 000 bokk cotisation kii fayeeku 400 000. kii fayeeku 4 millions bokk cotisation kii fay 400 000. loolu dafa jaaduwul. mais justement ci conférence nationale sociale bi ñu fi amaloon atum 2017 la après bokk na ci recommandation yi ñu xool naka la ñuy yëkkatee li nit ñi di cotiser wàllu boobu projet boobu fu mu toll tey jii. non c'est-à-dire que conférence li mu gën a jàpp sax moo am solo moo di pension minimale xam nga régime contributif léegi mën nga am pension boo xam ne dëppoo rek li nga natt loolu muy jéego bu mag ci affaire pension bi bon li ci des moo di aussi cotisation yi déplafonnement bi ngaate gi bugguñu ko parce que day yokk charge seen entreprise loolu yëpp ay waxtaan la mais bu ñu fekkee ne am nañu xalaat yoo xam ne ñu xelli nañ ko mu jëm ci li nga xam ne moom la ñuy yokkee ki bëgg a natt léegi bi muy nekkee en activité pour boo liggéey mu fekk ko fa kooku mënuñu koo tee loolu moo tax capitalisation bi taxaw te tant que defuñu loolu pension yi day gàtt tey pension minimale bi ay jéego la mais pension yi day gàtt loolu tax na ba man damay jàpp ne war nañu mën a defar régime complémentaire bu bokk rek régime complémentaire cadre nit ñi di ci natt ñu mën ginnaaw nag ñu yokk rek ko ci plafond bi ñu wàññi ko yéegal ko parce que bu njëkk ba say jëkk yu bëri par exemple boo dee fayee ko say 3 millions ci 3 millions ngay natt te ko parce que 14% lu gàtt la te boo gisee décret bi 75-450 dafay àgg statut yi dañu yàgg donc 1975 lu ci jiitu woon léegi yaa ngi commencé mag donc loolu tax na ba dañu am ay gis-gis yoo xam ne dañ ko ci war a am ak soppi yoo xam ne war nañ ko andi ci doxalin. pension yi gis nañ ni sax am nay jéego yu ci nguur gi def chaque fois mu jéem a yokk 10% tegal leen dem nañ tamit bay fayeku pension yi weer wu nekk léegi au lieu de ay ñaari weer ak ñetti weer mais ba léegi nii jafe-jafe bi saafarawul mu mel ni kon war nañ xalaat pexe yoo xam te ne comme ni nga wax régime complémentaire wala yeneen yu mën a saafara nekkinu liggéeykat yi seen jafe-jafe. non moom la damay rectifier parce que nguur gi yokkul dara conseil bi moo yokk. kon nguur gi mënul yokk pension. nguur gi ci FNR. la mën a yokk te foofu 23% lay cotiser mooy fonctionnaire parce que à la tête ñaar la. à la tête fonctionnaire yi. ak FNR ak IPRES. FNR ak IPRES. waaw ci biir fonctionnaire am na agent non fonctionnaire IPRES moo yokk. mais la ñuy yokk moo di aussi régime bi il faut mu équilibré xam nga dañ ne il faut mu am ay réserve yoo xam ne égal à 2 ans de pension maanaam ñaari at de pension war nga ko mën a denc pour bu régime bi amee ay jafe-jafe dégg nga loolu moo tax investissement yooyu yëpp di am. mais lépp solo moo di état bi ci boppam. dafa war a seet ak njaati gi wala ñu seet benn système de compensation waaye laa ñi nañu état bi bu amee jumtukaay beeg gi nañu pétrole gi ne nangam ñu wut mécanisme yoo xam ne dina tax ba ñu mën cee dugal ci xaalis pour redresser rectifier pension yi. parce que bu continuer nii pension yi moom day gàtt rek. plafond bi moo tax mu gàtt day gàtt. te ba pare munoo aussi def répartition te def en même temps système de capitalisation day diis boole ci impôt ñett yi day diis. donc loolu tax na ba yam jumtukaay mais pour am pension ba léegi di jëntu parce que président de la République moom xalaatam moo dañu boole ñaari système de retraite mais xam nga réalité yi bokkul donc loolu tax na ba lu jar gëstu la lu jar seet la lu jar saytu la mais kër gi di IPRES nekk na kër goo xamante ne am nay réserve ak yu ni mel am nay koppar waaye retraité yi duñ ci gis seen bopp dafa mel ni daal ñi nga xamante ne ñooy kilifa yeeg ñoom ñooy ci noos waaye retraité ñoom duñ ci gis seen bopp lan moo tax tamit ba jafe-jafe boobu am noos moom lu lay la noos moom amu fi ci li ma xalaat maanaam daal ñoom ñoo akki moom bi dafa mel ni ñoom daal ñoo ci lépp ci ñoom la retraité yi ñoom ñu bàyyi leen fële alors que kër retraite la ñu wax loolu wax la ñoom ñooy saytu retraite xam nga retraité yi ñoom ña nga ca conseil d'administration donc
tamit dañoo bokk ci réseau maanaam bu dee noonu ñoom tamit xam nga ña leen fee représenté ña ngay doon loolu noonu amu fa problème bi moo di dañuy dem réunion ñu fekk leen ay comme ni ñu koy defee ci réunion bu ne loolu rek moo fa am amul leneen mais la ci des moo di retraité yi tamit problème bi du loolu nit mënul non seulement mais dégg ma ne la il faut nga réserver ñaari atu pension loolu dafa exigence la ci sart bi ñaari atu pension day am léegi boo bàyyee ñaari atu pension li ci da ngay toog pour da ngay waajal ëllëg pour que ba léegi duñu dem ba système de retraite du fayeeku léegi par exemple ñu ngi def mensualisation xam nga mensualisation dafa cher à charge état bi dafa dindi taxe yi pour mun def pension minimale pour mun ñu def mensualisation te loolu état bi yenn saa yi du gaaw a fay bu fay la il peut am problème mais retraité yi cotisé lañ fay fekk léegi li état bi def ci conférence sociale bi ak njaati gi yeeg partenaires sociaux travailleurs yi loolu avancé la parce que ñoom nit ñi na fayeeku loo xam ne ku natt ko au régime contributif ci nga natt rek nga fa fekk donc loolu moo tax ba bu ñu retraité son nañ niveau de pension bañ daan am ak niveau parce que boo dee fayeeku par exemple 1 million doon cotisé ci plafond 14% de 300 000 mën a too dellu ba fay bay amaat 1 million moom kay bay am ay 150 000 200 000 nga am loolu nag moo tax ñu naan pension dafa gàtt retraité yi dañu sonn retraité sonn nañu parce que cotisation bi doyul retraité sonn nañu parce que la ñu cotisé ñoom doyul dañ ngaa tigi tayle doyul